mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV dal leen a jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës koor chrétien yi tàmbali na ni ki tey jii mu doon nag ñeen fukki fan yu nga xamante ne sellal lay doon ñaan sarax ak itam def lépp lu baax àllarbay tey jii mercredi des cendres la ñu ko dippee. fii si Ndakaaru ab château d'eau bu ñaari junni mètre cube le Sen'Eau ak Banque mondiale daloo château boobee nag ñuy ko tabax ci atum 1925 mu nar a doon nag yokkute ci denc gi ñu mën a denc ndox mi nar a noppal lool askan wi yeewoo ca Dakar Plateau. ca banlieue bu Ndakaaru ñu ngi faa xeex drogue boobee sax nga xam ne lëjël na fa gune yi lool ab lël bu diiru ñaari fan la ñu fa dal di amal ngir ñaax rek gune yi ci lorange gi jëfandikoo drogue mën a andi lël boobee la nag centre de sauvegarde bu Pikine Guédiawaye moo ko amal yaatal gi nees kis lay doon. mbokk yi dalee na jàmm ci bile jotaayu xibaar ni ma leen ko junjee ca bopp ba niki tey jii la koor chrétien yi daal di door niki tey nag amal nañu ab messe communauté chrétienne bi nag tàmbali ñeent fukki fan yu nga xamante ne dafa koy sellal di ñaan ak itam def lu baax Moustapha Gabar Diop Sidi Niang. waaye gëm yi fii ci paroisse Saint-Pierre des Baobabs ci mbooloo bu takku teewe messe des cendres ci bés bu njëkk kooru chrétien yi di carême ñeent fukki fan ñu jublu seen borom. Ce qui est difficile dans ça c'est li si jafe dëgg moo di jiima bàyyi li nga xam te ni moom la ñu tàmmoon di def saa su nekk waaye nag jàpp naa ne waruñoo xaar rek carême ngir mën a def jëf ju baax ndaxte loo xam ne dañ ko war def saa su nekk la ñu koy yeesal saa su nekk ndaxte lu ñuy amal njëriñ la ngir xool lu baax su ñun ñu koy soppandi. Et améliorer. Je prends un exemple. mën naa tànn rek benn exemple ki nga xam ne day tux maanaam jamono ji mën na see tànn ngir bàyyi tux. Je vais arrêter de fumer. muy àddaay ci diine chrétien goo xam ne ndaw yi sax desuñu ci gannaaw. Il y a beaucoup de tentations. dina bëri ay jafe-jafe yu ñuy janool dinañu ay xuloog yu mel noonu yëpp dañuy fexe ba duñ ci dugg ngir mën a sàmmonteeg li nga xam ne moo di koor gi di mën def jëf ju baax di séddoo bu baax waaye tamit di ñaan bu baax a baax jamono yi nga xam te ne bi ñooy nekk ci pause ak récréation ci chapelle bi. Je vais jeûner mais. man dinaa woor de waaye yaakaaruma naa ko def ci ñeent fukki fan yëpp moom daal naa jiim bu fekkee ne mëntuma ma arrêté waaye dinaa jiim. Certains jours. ngir yeneen waay gëm lii di chemin de croix. wara su ko wute. waaw man kay man chaque vendredi maa ngi ci semaine de croix bi chaque vendredi maa ngi fi def semaine de croix yal na ma yàlla may saa yu ma wooree saa yu ma yeewoo rek yal na ma yàlla may lu may ndogoo loolu mooy njëkk a wax yal na ma ko yàlla may te ma gëm ko nag tey woor dëggantaan jaay ndax catholique dëgg da nga war a woor. joxe sarax tamit di lu am solo ci carême bi fii ci collège Sacré-Cœur at mu jot dañ koy bàyyi xel. Les efforts de carême comme on les appelle. ci jamonoy carême bi dinañu dajale ay koppar yu bari du ñàkk waaye tamit mooy li nga xam ne dañ koy delloo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yeyoo maanaam ñi seen loxo jot seen ginnaaw di leen ci jàppale bu baax a baax. qui en ont besoin et cetera et cetera. carême bi di waaj fàttaliku magal dellu siik Yeesu Christ muy am dimanche de Pâques. plateau ab château d'eau bu yees la ñu dal di dalloo Sen'Eau ak banque mondiale bu toll nag si ñaari junni mètre cube loole nag ñuy ko amal ni ki tey ji boobule château d'eau nag ñu ngi ko tabax ci atum 1925 mu nar a doon nag lu noppal askan wa yeewoo ca Dakar Plateau Boubacar Dieng. bile forage toll si ñaar fukki mètre am capacité bu ñaari junni mètre cube. forage bi bokk ci programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire ñu koy wax PEPAM. projet bi tax na lu toll ci million ngi nit gën a jot ci ndox wante yamuñu foofu rek ñu ni tamit dañuy gunge ci suñu ay soxla ndox fii ba 2035 surtout rawatina ñi nekk depuis Louga Kébémer Tivaouane Thiès. Petite Côte bi Mbour Joal Saly mais également Dakaru surtout banlieue bi. bile château d'eau tax na volume de stockage bi jóge ci juróom-ñaari junni ak ñaar téeméer jëm ci juróom-ñetti junni mètre cube lile
ngir ndox mi di gën di wal ci commune bu Dakar Plateau ak Île bu Gorée li la doon mbégte ci ki nga xam ne mooy imam Youssoufa Sarr. ndax ndox fu mu ñàkk jàmm du fa bari ndox aussi fu mu am boo ci bu ñu góorgóorloo tuuti rek jàmm am ndax ndox ñii ñi ci réew taax yi dañ ko soxla waaye ñi ci àll bi dañ koy soxla te nag am ñëpp am ndox loolu day jafe ci jamono ju nekk ndax nit ñi dañu yokk soxla yi di yokk soxla ndox day yokk kon ñu ngi sant. Banque européenne d'investissement doon partenaire ak nguurug Sénégal ngir ñu réaliser lii di projet KMS 3 ñoom ñu ngi rafetlu état d'avancement liggéey yi. Les projets il avance très bien. projet yi ñu ngi avancé bu baax am na ci sax yu noppi ba tàmbalee di jot ndox projet yeneen yi nag ñu ngi wéyandi partenaire lañu bu wóor te ñu ngi am mbégte di liggéey ak ñoom. Et avec lesquels nous sommes contents de continuer à travailler. tournée bi nag ñu ngi ko tëjeek inauguration benn borne fontaine bi nga xam ne may nañ ko askanuk Niayes Thioker nekk ci commune bu Dakar Plateau. ñu dem ba université Cheikh Anta Diop bu Dakaru foofee nag amicale faculté bu sciences juridiques ak politique janoo nañu ak taskatu xibaar yi bokk na ci nag poñ yu bare yu nga xamante ne jot nañ ko fa waxtaane amal ko nag ci kanamu makkaanu COUD Mortala Anama Fall fekkoon nañu ko. mbootaayu ndongo bu faculté de droit ci université Cheikh Anta Diop amalum ab ndaje ci buntu direction générale bu COUD di ñaawlu anam yi nga xam ni moom la COUD di doxalee. bokk na ci li ñuy ñaawlu anam bi nga xam ni COUD mi ngi koy doxalee di bàyyi li nga xam ni mooy soxlaay ndongo yi. tey étudiants yi depuis ay at yu bari maanaam ci ay difficultés yu métti lañ nekk di dund fii ci campus social bi ñu woo leen tey pour partager ak yéen jafe-jafe yooyu nga xam ne nii étudiants yi ñu ngi koy jànkuwante et que maintenant administration COUD dafa compte organiser benn activité tuddee ko cérémonie de levée de couleur ak cleaning day. contre wuñ loolu mais luñ contre moom mooy ñuy dugg ci ay fête yoo xam ne nii ay xumbaay la wala mën nañu wax ne amul njëriñ pour étudiant bi alors que pendant ce temps moment boobu noonu étudiant bi mu ngi souffrir. si bi lépp ndaje yëkkati nañ si jafe-jafe yi nga xam ni moom la ndongo yi di jànkonteel la bés bu nekk. problème bi ci njëkk mooy problème mu restauration bi boo duggee tey si suñu restauration yi amul hygiène condition qualité lekk bi ñu war a lekk baaxul. université dañoo yaakaar ne espace la boo xam ne nii mu ngi am plus de 80 000 étudiants espace bu mel noonu yaakaar naa warul dépendre fenn en eau pourquoi pas université warul mën a am château d'eau boppam parce que problème ndox bi dafa yàgg. bu ma jógee foofu noonu ma ñëwaat aussi ci service médical bi foofu tamit ñun ñoo doxal suñuy tànk dem rencontrer personnel bi fa nekk taxaw wax ak ñoom ñu expliquer nañu service médical bi problème bi mu gën a jànkoonte mooy amul médicament. yéen ndongo yi nekk ci bile mbootaay pare nañu ngir xar seen tànku tubéy ngir lii di COUD daal di changer anam yi nga xam ni ñii di ndongo yi moom la ñuy dundee ci biir université bi. ñoom ndongo yi ñi ngi ñaax ñi nga xam ni ñooy campus bi ngir ñu yëkkati ay jéego yu set wicc jëmale ko ci li nu mel. ñu àddu jëmee ci jafe-jafe yi nga xamante ne mi ngi am ci njàng meek njàngale mi au conseil bu dialogue social moom mi ngi digee ne dana def kéem kàttanam ba lu ni mel daal di dakk njiital kuréel goge mi ngi ko xamle ca Saly ni ki tey ji ba muy amal juróom-ñetteelu assemblée plénière bi nga xamante ne si la ñuy càmbar lépp luy programme ci atum 2020 Innocence Ntap Ndiaye di xamle rek ne dana def ba nga xamante ne ni góor gi ak syndicat yi daañu daje waxtaan ngir rek ñu daal di fàtte lépp luy grève ak dog-dog ci wàllu njàng meek njàngale mi ñu teelu Innocence Ntap Ndiaye ci micro Aliou Kane. tey gis ngeen fi mu nekk nii bu ñu liggéeyee ñaari fan ba adopté suñu plan d'action annuel dañuy woowaat secrétaire généraux éducation parce que gis ngeen ni fan yi rek samedi def nañ fi benn marche Thiès ñun nag bëgguñu toog di seetaan ñu ne nañu seetaan li ñu mënoon fii lañ ko defee Saly def pré-rentrée defal leen renforcement de capacité yëpp vraiment yaakaaroon nañ ni année bi grève sax du am waaye comme yàlla def na grève am na ñoom gis nañ ni gouvernement bi dafa sooxee ci mise en œuvre accord bi ñun danañ toog seet fan la gouvernement bi mën a avancer ndax protocole tamit kenn mënu koo exécuter à 100%. en même temps mais mën nañu xool lan lu mënta ñàkk gouvernement bi tamit ñu jublu ci ñoom wax ak ñoom ndax xale yi ñu bañ a lor du école bi daf ñu itteel bi ñu tegee au conseil ba tey école bi daf ñu itteel donc fi mu nekk ni
ñoom bu ñu ñëwee jeudi dinañu waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom ba tënk ñu waaxu tamit dem ci gouvernement bi ne leen nag ñun li ñu bëgg mooy ngeen jàppale ñu ci yi point xale yi mën a jàngi grève yi ñu arrêté ak plan d'action yi. jàngalekat yi nekk ci bët Saloum ñoom mën nañoo gën a noyyiwaat bu baax a baax jagleel nañu leen ay terrain ay dëkkuwaay yu nga xamante ne bokk na nag ci nguur gi lu mu diggee woon ci digganteem ak syndicat yi moom ak Alice Niang Ali Thiam. ndax dalal na mission bu am solo bawoo ci ministère de l'urbanisme ñëw nag doon xool si ak jébbal juróom benn téeméer ak fukk ak juróomi parcelles yi nga xamante ni jàngalekat yi lañ ko jox loolee ñu xaatim ko ci accord yi nga xamante ni signé woon nañ ko diggante syndicat jàngalekat yi ak gouvernement bu Sénégal. tey nag dañoo ñëw fii ci Saint-Louis pour jébbal syndicat d'enseignants yi juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay parcelles yu nga xamante ni dañ ko xaatimoon ci accord yi loolu lañ ñëwoon pour jébbal leen ko moo tax ñu ànd ak ñoom ñëw fii mu nekk lu mat ñaar fukki syndicat ak ñett ñu nga xamante ni ñoom lañ jébbal. donc parcelles yooyu visité nañ ko gis ngeen ko ku ci ne dem na ba mën a teg sa loxo ci parcelle am defal nañ niche yi viabiliser nañ ko aussi viabilisation moo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du fi ne day taa wala day inondé wala lu mën doon tey tamit mu nekk ay parcelles yoo xamante ni fi ñu positionné dafa nekk fu mucc ayib. donte joxob kër yooyee am na yéex bu ci am syndicat yi rafetlu nañu li nga xamante ni moo xew. c'est vrai que mbir mi yàgg na waaye nag li am solo mooy li xew tey ñu ñëw fii ñu won leen ne parcelles yi ñu leen waxoon ne Ndar moom ngeen am mu ngi nii ñu ànd ci ak ministère bi ñu remercier au passage les agents yi nga xamante ne vraiment guddeeg bëccëg ñu ngi ci doon œuvrer ku ñëw fii xam ne la ñu waxoon nekk na ñi ko moom it seen xol sedd na léegi nag li ci des mooy maanaam procédure administrative bi dañ koy continuer. jox nañ leen seen i kayit war nañ leen seen i terrain dañuy toog au niveau de Saint-Louis maintenant ñu dem au niveau des domaines pour déposer seen bail loolu nag beneen procédure la mais li nga xamante ne daal waxante woon nañoo ak ñoom ci Ndar mu ngi nii moom lañu ñëwoon doon seet si tey. way juru ndongo yi ñoom nag dañu am yaakaar que ni lii nga xamante ni nguur gi def na ko dana gën a rataxal digganteem ak syndicat jàngalekat yi. ñu àddu jëmee ci woppi coronavirus njiital collège bi nekk ci bët Saloum réew Afrique te ëmb chirurgien yi moom ma ngay yëglu professeur Magaye Guèye la muy digle mooy rek na askan wi di moytu di dajaloo bokk na itam ci la mu xamle mooy rek ngir jàmmarloo ak feebar bi des na lu bare Binta Fa Moussa Ba. jàngoro ji ñu nemmeeku ci jamono yi ñu toll bàyyeekoo ci Asie léegi muy doxantu ba Europe lu jegewul dara ak fii ci Afrique lu ni mel tax ba kuréel gi ñuy woowee wat yi daje woon ngir sottante xalaat ci nan la ñu mën a def ci gën a mën a fàggu ci feebar bi di wàlle ci anam bu gaaw ñu gën ko xam ci coronavirus. nañu ñaan rek mu bañ a dugg ci suñu dëkk yi ndax yaakaar naa ni la muy laaj bu fi duggoon dina jafe lool suñu dëkk yi man ko moo tax li nga xam moom la ñuy def fi ñu toll. fexe ba ku ñu yaakaar ni jóge nga foo xam ne xëy na laal na ci loolu ñu fexe ba gàttandu la may ne xëy na denc la foo xam di nga fa mën a toog ñu xool la ba xam ne amoo feebar bi fexe itam ba maanaam ci suñu daje yu mag yi mun a ma tudd yenn jàng yi wala maanaam xew-xew yu mën a am ña nga xam ne ñu nga dëkk fa nga xam ne am na fa su ñeen mënoon a wax ñu mën a bañ a ñëw moo gën ndax loolu itam dafa bokk ci ay décision parce que am na ñoo xam ne ñu nga ci dëkk yoo xam ne am na dëkk yu ñu fa tëj yoo xam ne bu fa kenn jógee bu fa kenn nag du wute benn prox ndal nag ba jël oto dem ci beneen dëkk jëlee fa avion bu ñëw fii loolu mooy indi problème yi dañoo war a bokk ñoom itam ci liggéey bi pour dimbali maanaam ministère de la santé pour que loolu bañ fay ñëw ndax bu fi ñëwoon itam ak lu ministre bu bëgg ak lu mu dal xel dina metti loolu ci ñun ñëpp. xobbeekul balaa ngay lakkle lu ni mel tax ba jàngalekat bi di Magaye Guèye di ci ñaax askan wi ngir ñu gën a mën a fàggu. donc prions pour que cela ne vienne pas. ñu ñaan pour rek boobu la jàngoro bañ fee ñëw te it jël matuwaay yi nga xam ni rek moom moo war lu si jëm si raxasu yi daanaka lu ko matee fukki yoon bés bu nekk su fekkee ni boobu la jàngoro dafa yegg si doon na loo xam ni daanaka lu muy jur si ay gàllankoor dafay bëri bu boobaa daanaka lépp dañ koy concentré si boobu la jàngoro donc foofu rek ñu jël matuwaay yi. d'entrée du coronavirus au Sénégal. jàngalekat bii di Magaye Guèye di ñaaxaat nguur gi mu gën a mën a taxaw te fàggu jëm ci garab yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay ci mbedd mi. ñëpp xam nañu fi ñu toll li ñu wooyee médicament bu baaxul faux médicament ak traficu médicament moo ëpp fuuf xaalis traficu drogue
donc garab bi kenn xamul fu muy jóge donc bala fee kenn jël benn garab muy antibiotique muy metti feebar pour mettiti bopp demal ci kër docteur ñu bindal la ordonnance nga door ko jël moo gën. ay laaj ki tontu jógoon na ci ndaje bi lu ni mel dara sababu ko lu dul gën a ñaax askan wi di faagu ngir mën a mucc ci jàngoro ji nga xamante ne moo jaxasee xelu askan wi. Binta Ba jërëjëf ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi ca banlieue bu Ndakaaru moom ñu ngi fay xeex bu baax a baax lii di drogue ndax kat am na lorange yu bari nga xamante ne am na ko ci ndaw ñi foofule ba tax na nag ñu daal di amal ab lël ci diirub ñaari fan ngir gën see ñaax rek ndaw ñi ci jëfandikoo drogue lorange yi nga xamante ne mën na koo am Mamadou Lamine Fati ci yaatal. jëfandikoo bu ndaw yi di def ci wàllum sinébar doon na li nga xam ne mu ngi ëppi dayoo ci banlieue gi lee te mujjantal bi métti na loolu ci ndaw yooyu lee loolu tax na ba centre sauvegarde bu Pikine Guédiawaye di jël ay mutuwaayam. ñu actuellement société sénégalaise drogue li mu fu nekk di yàq donc xale yi dañ leen war a informer c'est vrai que dañoo war a faj ñi koy jox ñu koy jël ba pare mais ñi xam ne dugguñ si dañ leen war a informer te xale yi malheureusement si at yi ñuy am dañu nekk situation boo xam ne dañuy poser beaucoup de questions dañuy xamuñu àndandoo yi. ak milieu yi ñuy évoluer dina tax ba des fois ñu vulnérable à ça actuellement xam nga ñun xale ñu yore président tribunal pour enfants moo ñu koy dénk ay xale yoo xam ne tey jii ñi fi nekk dañu am ay jafe-jafe ci seen jàng ñoo xam ne bàyyi nañ jàng bu yàgg ñoo xam ne ñu ngi woon toogoon pour aar leen ak yiir leen moo tax ñu indi leen ci centre bi pour jàngal leen métier pour que suba ñu nekk ay citoyens de bons citoyens. suñu sukkandikoo ci kii nga xam ne moo chargé programme bu centre Jacques Chirac. te ñoom seeni xel màcc bu baax a baax ci xeex mbirum sinébar moom gis na ne fokk ñu xamal nit yi rawatina boole ci ndaw yi ndax ñu mën a xeex bu baax a baax mbirum sinébar su suñu dëkk gile. li ci ëpp dañuy jël yamba li ci ëpp dañuy jël 15 mais aussi dañuy jël li ñu tuddee jakarta. il semble que am na ay bonbons yoo xam ne ay tàngal wala ay bonbons yoo xam ne dañ koy proposer xale yi te booba am na teneur principe actif drogue boo xam ne day nekk ci biir bonbons yi. li ñu war a jëkkee mooy ñu xamloo leen. problème bi ñu xamloo leen lan mooy drogue parce que bari na ñu ciy dugg ñoo xam ne ñàkk xam moo tax ñu ciy dugg donc il faudrait que xale yooyu nga xam ne ñoo nekk fii wala xale yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu mën leen xamal lan mooy drogue bu ñu leen xamalee lan mooy drogue de pare ñu xamal leen ni ñoom amuñu intérêt di laal loolu nga xam ne mooy drogue parce que effectivement conséquences yi ci nekk bari na que ce soit ci seen santé que ce soit ci seen comportement am na conséquences yu bari yoo xam ne buñ ci duggee ay loraange rek la leen mën a jural. ngir gunge programme gile pencum Dakar dugal ci loxoom bu baax a baax ngir mën a xeex sinébar rawatina ci wàllum ndaw yi lee. bi ñu commencé di liggéey ci protection ak léegi dañuy jàppale CDP bu Guédiawaye ci lépp loo xamante ni mooy nekk aar ak yelleefu xale. ci ñetti commune muy Sam Wakhinane ak Golf mais tey dañu ñëw pour jàppale service yi nga xamante ni ñoo fi nekkal nguur gi di yëngu ci wàllu protection. drogue nekk loo xamante ni Guédiawaye atelier yi ñu fi jot a def yëpp ak commune bi wane na ni drogue dafa nekk lu yàq torop xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fi mu nekk ci Guédiawaye. suñu bëggee xeex mbirum sinébar ci wàllum ndaw yi lee fokk ñu boole doole yi ak képp koo xam ne sa xel màcc na ci lu nu mel loolu le moom la centre sauvegarde bu Pikine Guédiawaye xam boole ci pencum Dakar ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk mbirum yoon ci banlieue bi le. Mamadou Lamine Fati ñu dem ba Mbour foofee nag kii di Mansour Faye daal dina jiite xew-xew bu soxal ñaareelu phase bu ñu yeesalaat gox yi boobule xew-xew nag bokk na ci ay kilifa yu bare gox bi yu ko teewee ñaareelu phase boobee nag juróom-benn milliard si suñuy koppar la ñu ci dugal ñu teewlu Mansour Faye ci micro Aliou Kane. maanaam bu ñu boolee ñaari programme yi phase 1 ak la phase 2 c'est à peu près 8 milliards juróom-ñetti milliards ak genn wàll. bu ñu bëggee wax ci ay nombre de kilomètres yoo xam ni Promoville def na ko dana ko fi def am na mu jot a tàmbali maanaam ci fukki kilomètres la ak juróom-benn mais bu ñu nee fukki kilomètres ak juróom-benn ci biir dëkk dafa mel na ne boo doon daw ci àll bi day mel ne ay milliers de kilomètres lay doon parce que da ngay dox jël sa tànk di dox gis liggéey bu nu mu toll. donc visite bi nga xam ne moo ñu fi indi tey maanaam ñaari objectif la bu njëkk bi maanaam visiter chantier yi nga xam ni pare na te ñu def ko ci la phase 1. mooy chantier yi nga xam ni État du Sénégal ak la Banque africaine de développement ñoo ko financé sur 2 milliards 500 mu ngi porté à peu près ci toll ci juróom-ñaari kilomètres gis nañu chantier yooyu maanaam coppite bu mu indi ci biir Mbour gis nañu foo xam ni ay suuf rek la woon maanaam léegi tali la wàllum pavé
gis ngeen lamp yi gis nañ fo ay gox yoo xam ne aussi doon na am inondation léegi macha allah inondation amatu fa parce que Promoville non seulement def na fa tali waaye def na wàllum assainissement. Deuxième point visite bi mooy maanaam lancement travaux yi nga xam ne ñu ngi koy soog a def mu concerner la phase 2 de Promoville mu nekk phase bi nga xam ni c'est la Banque islamique de développement la BID ak État du Sénégal ñoo ko def pour un financement à peu près de 6 milliards war a def lu toll environ 9 kilomètres de route 9 kilomètres yooyu aussi muy juróom-ñeenti kilomètres yi dana am éclairage dana am assainissement te dana tax ba nga xam ne Mbour maanaam embouteillage bi dana wàññeeku parce que yu si ëpp ay voies de contournement la voies de contournement yu gudd te engagement yi nga xam ni président moo ko jël askanu Mbour ñoo ko laajoon mu indi leen ko dañoo wax dañu soxloon 16 kilomètres de voirie interne mu indi leen 16 kilomètres de voirie interne assainie et éclairée. ñu àddu jëmee ci xibaaru aada ak cosaan rawatina ci vernissage bu exposition bi nga xamante ne dañu ko jagleel ki fi nekkoon président bu njëkk ci Sénégal di Léopold Sédar Senghor ak askanu Lébu boobu la xew-xew nag di dellu siwaat bu baax a baax ci kóllëre gi doxoon ci Senghor ak askanu Lébu Mortala Anne Souleymane Meng. fàttali histoire Léopold Sédar Senghor ak ñi nga xam ne mooy communauté lébu amalu waxtaan ci seen dundin muy doon lu yàgg lool lii di Senghorium ñu amal ko ngir mën a wëyal loolee lii di œuvre ak action yi nga xam ni kii di Senghor daal dina koy amal. Senghor ba mu ca nekkee moom presque président la woon mais ministre de la culture la woon waaw communauté lébu Senghor dafa yàgg a wax ne moom ba muy ñëw fi amuloon ndey ak baay lébu yi ñoo doon ndeyam di baayam ko ndorteel ko ba muy jeexal di wàcc. pale bi di dem yooyu ñoom ñoo ko gunge. mu doon ndaje bu riche lool ci wàllum aada ak cosaan ak fàttali kóllëre gi doxoon ci diggante Léopold Sédar Senghor ak ñi nga xam ne ñooy lébu yi. li ki des mooy jàmm parce que Senghor nekk na fi yàqaluñu Senghor jëlul suñu suuf yàqul suñu alal fitnaalul suñu njaboot bunduxataalul kenn jàmmale fi nekke woon et puis na leer Senghor a formé une nation. Il est le père de la nation. ñi ngànk bopp fondation bi la exposition li ñuy rafetlu la ndax day dëggal liggéey bi fi Senghor daal di bàyyi. waxtaanee ci lu dem ci Senghor ak lébu yi naka la ko lébu yi jàppale gunge ko ci xeexam bi ndax ñu mën a am suñu indépendance mën a tabax réew mi def ko ñëpp doon benn. lu soxla première édition bi wàllum aada daal dinay jël li nga xam ni mooy parolion bi mu doon anam boo xam ni amal nañ ko ngir mën a dëggal ak wëyal li nga xam ni Senghor daan na ko fi bàyyi ci diggante maak lébu yi. ndaw yi yëngu ci wàllu réalisation ak production ñoom seen yéene mooy dal di amal ay jéego ci wàllu cinéma ci noonu nag jàppale ne Banub Nafi moo di film bu mujj bu Mamadou Dia te fi mu toll ñi ñu tàmbali ko wane ca Sali Sophia Ba Bachir Sow. cinéma ci réewu Sénégal dalal ay talent yu bari moo xam ci kanam wala ci ginnaawu écran bi. réalisateur wu long métrage bu Banub Nafi Mamadou Dia mu ngi xamal xibaar bi aju ci boobu les histoires. donc Banub Nafi en français mu ngi nekk le père de Nafi wala ci wolof baayu Nafi film boo xamante ni ñu ngi ko tourné en décembre 2018 janvier 2019 ci Matam film la boo xamante ni ñaari mag ak rak ñoo ci nekk ñoo ci gën a fës ndax seen i doom yi dañu nar a tàkkante en fait mais ñoom déggoowuñu ci lu bëri déggoowuñu aussi ci wàllu politique déggoowuñu ci wàllu diine donc day wax un peu ci naka la communauté bu ndaw naka la dëkk bu ndaw di mën di glisser ndànk-ndànk ba egg ci extrémisme parce que c'est un peu amaguñu problème boobu fii mais c'est imaginaire day imaginer naka la ñuy ñëwee ci problème yu mel noonu. message bi mooy que ñu indi débat surtout en parlant de religion et de politique sant yàlla on comme on dit en français on touche du bois amaguñu problème extrémisme fii mais c'est le moment ñu wax ci. ginnaaw xamle buñ ko xamle ci àdduna bi yépp film bi door na ci réewum Sénégal bi film sax ndokkal nañ ko ci ay réew yu bari. waaw film bi dem na ci festival yu bëri dem na benn festival du festival du film de Locarno en Suisse mu gagné fa Léopard d'or mooy prix bu gën a mag foofu pour la première œuvre mu gagné aussi Léopard d'or d'une section qui s'appelle cinéaste du présent bu tudd cinéaste du présent mu dem aussi Belgique gagné fa benn prix découverte dem na aussi ci yeneen festival Marrakech au Maroc dem na Rotterdam Hollande léegi ñu ngi koy indi fii Sénégal pour waa Sénégal mun ko gis. Mamadou Dia di xamle njëriñ bu am ci làkk bu mu nàmp di leeral lu tax mu def bile film ci pulaar. film bi ci pulaar la lu tax mu nekk en pulaar mooy que man
pulaar laa gën a dégg si làkk yëpp et en même temps film bi ñu ngi ko tourné Fouta donc bi ma koy bind xamoon naa ni sama waa dëkk lañ koy tourné à Matam def nañ ko si suñu kamtalaay kattan jëf ko ñun suñu bopp donc moo tax mu nekk en pulaar comme ça acteurs yi aussi waa Matam la ñu si gën a bëri te ñoom tamit làkk boobu lañ dégg en fait. Mbamum Nafi dinañ ko projeté alxamis bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weer bi ñu ne si complexe Ousmane Sembène di daje bu kenn warul tardé. ambassade bu France fii si Ndakaaru moom fas yéene naa amal ab xew-xew li ko dalee ñaari fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru mars mu di nag fukki l'école ak ñaar yu nga xamante ne ndax nañoo bokk ci boobu xew-xew lañ ci jublu nag mooy gën a ñoŋal xale yi seen niveau ci wàllu kàllaamay nasaraan ñu teewlu Xavier Wasson mi nga xamante ne mooy yor wàllu coopérative éducative ci ambassade bu France fii ci Ndakaaru ci micro Mortala Anne. Ce festival permettra de réunir plus de 700 élèves. bile festival dinañ ci dajale toll ak juróom-ñett téeméeri élèves yu jóge ci fukk ak ñaari école fépp ci Sénégal lu ko dalee Ndar jaar Somone Mbour Saly ak fii ci Dakar muy ay programme yoo xam ne mooy dëpp Sénégal ak yu dëpp ci français ci yooyu lay bis nag dañ ciy def ay film ay recueil yoo xam ne dañ koo duppee 10 sur 10 maanaam fukk ci fukk maanaam recueil bu nekk dafa am fukki pièce de théâtre yoo xam ne pièce bu nekk dafay am fukki page te su doonee tamit troupe bu nekk lu toll dina am fukki théâtre kat jublu gi nag dafay dugg ci jubluwaay gi nga xam ne francophonie gi dafa am ndax ñu mën a dund bu baax a baax langue française mboolem jumtuwaay yi nga xam ne moom la aar si ñi nga xam te ni ñoo koy jàng waaye tamit beneen jubluwaay gi moo di fexe ba ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi ñuy liggéey si am mbind si français boo xam te ni bu wér la jamono ji nga xam te ni moom la ñuy làkk français di nekku texte yoo xam ne yu yàgg la loolu tax nag dañoo nekk ci ay textes yoo xamante ni bii dafa dëppoo ak jamono di joyante bu baax a baax ndongo yi ci wàllum oral waaye tamit ci ñi nga xamante ni bii noonu la ñuy lakkee kàllaama. Travailler leurs compétences à l'oral, leurs compétences également de langage corporel. mu ngoog mbokk yi fii la ñuy ndax keppee xibaaru marax yi jërë ngeen jëf ci teewlu gi ci kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye ci kàllaamay nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.